mbokk yi ginnaaw nag publicité bi ñu dellu si nag ak maître El Hadji Diouf ñu ngi woon rek ci dossier wu Khalifa Ababacar Sall mais daal werante bi xam naa ne daal bëri na ñii am nañ droit fekkee ñii amuñ droit fekkee muy ba ci agence judiciaire de l'État gis nañ avocat de la défense aussi waxaat la même chose ba fi mu nekk nii daal mbir mi daal xam naa ne daal jaxasoo na ci bopp ñenn ñi bokk. waaw dafa nekk procès boo xam ni. procès la bu jaarul ci yoon. jaarul ci yoon. ah au début avocat yooyu ñu ne ko doo fi dugg. nga nekk député ci diggante bi war a génn ñu doo génn nga amoo immunité ba yaa ngi ne am ko immunité léegi dañ ko yëkkati nañ ko dindi loo amutoo ñu léegi am nga ko léegi dañ koy dindi xam nga ay yëfu dof rek moo nekk ci procès bi gën a garaaw nag mooy témoins yi tribunal dafa ne témoins yi ngeen am da ngeen koy wàññi. mën ta passé ñaar fukk. waaw yow yaa xam ñi nga soxla ci sa pour affaire bi leer pour dëggal sa défense procès bu doy waar a ngeen di abet procès boo xam ne li ñu soxla. bopp Khalifa rek. ah bon. te mënuñu ko am en droit mënuñu ko am dans les faits mënuñu ko am mais jaay doole pour am ko. li metti na di. xanaa magistrat yi moomatuñ seen bopp. ah ko wax ñu tëj la ñoo bëri doole de gaa ñun mënuñoo tëj ñun avocat yi waaye nag seen doole ëpp na magistrat yi daal. yal na leen yàlla jàppale dimbale leen yal na leen yàlla aar. wan leen yoon bi leen yóbbu àjjana ndax attekat yu bëri safara la ñuy dem. ah bon ndax loo atte fii da nga koy attewaat mais mu ngi alxuraan fonction bi gën a dangereuse ci àddina mooy atte moo tax di leen ñaanal bu leen mere na leen ñaanal ñii di atte yal na leen yàlla dimbale ndax ñu wax dëgg parce que li gën a garaaw ba ñu wax dëgg ak jël nit comme yow nga xam ni gënoo ko nekk jullit wala catholique xëy na da nga am position moo nekk rek. nekk président kee nekk maire wala nekk leneen nga tëj ko téye ko benn bërëb ci ndax bëgg nga lu neex diw wala bëgg ko fagaagal yow boo dee sa waay boo dee la lay nekk allahu akbar kenn kiy dóore nga xam ne juge yëpp mooy seen baay yàlla mooy le meilleur le plus grand juge bu lay attewaal di la yow tegoon nga ko ci yoon yow diw mi moo taxoon nga xalaatoo ma ba jalgati tey laa lay dóor yoo xam ni tey maa ngi yow rek la keneen amul atte ni la yow ku mën sa morom maag diw maag Bokassa ku mën maag Kadhafi ku mën maag Macky Sall ku mën man yàlla man Abdoulaye Wade ku mën bu Abdoulaye Wade tax nga jalgati wala Abdou Diouf tax nga jalgati wala Macky Sall tax nga attewoo yoon waaw loolu du ñàkk fayda amet ndax ëllëg ay milliards yi années yi dul jeex mukk ñu di la mbugal est-ce que loolu poste jar na ko wala xaalis wala xaw ma lan boo tax yàlla nañu yàlla dimbale juge yi bañ teg lépp ci yoon dama leen di ñaanal buñ nga sëy ci wàllum justice ba léegi ni les maîtres destin wu Khalifa ak Karim Wade bu yàggee day mel ni dafa mel ni dañoo bëgg éliminer ay adversaires politiques wala yow gisoo loolu de bu yàggee li lay nuru bi bu fekkee ni de ku ne piip ku fi wax piip ma mbéj ku yaakaar sama photo bii ma duma ku bëgg ko man li ma bëgg ma gor délit d'ambition day mel ni délit d'ambition dafa am ni ci loolu wax naa ko Macky Sall xam nga nañ bàyyi affaire yii lii jëmul kër nañ bàyyi ñii nañ liggéey waaye règlement de compte yi ku ànd ak man ma jéem la mbugal mais yàlla mu ngi seetaan Bokassa premier nekkoon na fi de Mamadou Sédhiou Seko nekkoon na fi de Kadhafi nekkoon na fi de Gbagbo nekkoon na fi de ak pouvoir ñu naan ko le boulanger ku ñëw rek moom mu réer ci farine bi nax la arañu tey nguuru yàlla rek mooy des te Macky sama xarit la ma bëggoon mu def mandat même bu dee benn mandat mu génn ci ak normal dem dans la dignité comme Hollande benn mandat la am day maanaam xam ne il n'est plus populaire Macky fi mu nekk nii bu demee du jàll sa second tour. kan Macky. ay ñëpp la mere yow ay noonu da ngay foo toll Serigne si bu yaakaaree Serigne si amul sa carte électeur muy Touba muy Tivaouane muy fu mën a doon mënuñu ko fal peuple bi ñoo koy le peuple sénégalais amuñ carte d'électeur ci élection yi passé mane nañ ko lool boo demee fa nga doon voté ñu ne la du fii ak récépissé bi ñu saboté élection yi ñuy wax réew mi ndóol sonn ñu foo ne bourse familiale yi jël ay 100 000 francs ci àll bi
ay milliards pour jënd nit ñi pour ñu wateel leen nit ñi dinañ jël seen xaalis ba pare du ñuy wateel parce que li ngay may nit jën jàngal ko mu nappi moo gën mu nappee am jën yu bëri. ñii ne ñoom premier tour la ñuy gagné ak 60% xanaa déggoo nañ dem laaj Hollande ndax ñeemoon a présenté wu ba xalaat premier tour. ñoom Hollande bu nekk di intelligent. kon Sarkozy moom demoon na gars yi dóor ko mu xalangu benn mandat xam nga France yàllaa ñu boole nag foofu nag lu dal France moo ñu dal même ba 68 ci grève yi dañu grévé France dañu grévé Sénégal lu am France daal day dal Sénégal. kon léegi kon fii benn mandat fi am ren. ah oui France ñaari président ngi di benn mandat rek muy Sarkozy muy Hollande léegi jurisprudence France France moom defe naa yàlla moo bind loolu lu leen dara dal ñu. kon kii benn mandat la yem. Macky ay yàlla xam de waaye nii bu ko continuer nii gisuma sax mu bokk ci ñi dem deuxième tour ñi ko wër nag di ko def naan président ku fi nekk kay bëgg a fële kii bëgg a fële ci ruq bële ku desati moom bi koy dàq assemblée kenn sóoru ko woon ci candidat yi bi ko wax daan dem lay dàq assemblée nationale boobu ñu xalaat Moustapha Niasse ak Tanor Dieng ak Idrissa Seck dëgg rek la neex yàlla. loolu la ñu bëri di wax de tamit dëgg maître tamit de. Bureau Sécurité Sénégal opposition bii tamit nag. ba ne Macron bokk na opposition. France dafa ñuy wàll toujours. Macron dafa nekkoon ministre Hollande ministre des finances. un an avant élection yi Manuel Valls ko da ngay génn ndax lii ngay wax taxawul da nga contre Hollande mu claqué la porte dem. Pauvre Valls daa bëggoon a bokk Valls dem moom primaire socialiste Benoît Hamon écarté ko. sa waay ñëw jàll duma socialiste yi duma la droite mooy Fillon ak ñoom Sarkozy te kenn sóoraale ko woon ministre Hollande la woon. ku kenn xamul. génn ak mouvement. xale bu ndaw amul sax 40 ans génn ak benn mouvement bu ndaw rek daal la cor mais fii ak un an lu ne mën na fi am diggante xàcc ak dóor. kenn la yàlla di jël yàlla mooy fal président Macky bu yàlla ne day amaat mandat da koy amaat mais ni ma ko gisee nii bu dee nii doxalin bii doxi cuune bii muy dox ak doxi di jaay doole di rëq ndigg nit ñi rek moom daal ci lii di wut ay noon ñëpp mere ko ku ko jàpp ku ne am na nijaay am na bàjjen. am na xarit su ko jàpp le premier magistrat de la capitale dëkk bi ngay yeewoo capitale ki nga xam ne moo ko moom ko 2009 moomaat ko 2014 xam ko ay milliers de Dakar waa ñu ànd ak moom débauché 2 ou 3 maires ci maire yu ndaw yooyu ko wër taxul nga gañee waat Dakar wala nga gañee Sénégal nañ def attention plan yi ngay def yàlla nga koy xool la gis ngay plan rek pour liquider nit est-ce que di ko fekkee est-ce que même bu ñëwee est-ce que yàlla indi beneen plan boo xam ne ca kaw lay jógee ñëw rendi sa plan toj ko tasaare ko d'accord mais maître gisoon nañ tam nga bokkoon ci avocat wu état bi ci lu jëm nag ci wàllum créé bi mooy enrichissement illicite bi ñoom Karim Wade ak gàngoor googu mbaa jot ngeen seen xaalis ba. Ahmed man de dëgg gàcce may bëgg a rey. man xaw moo ne état dina ñàkk jom iñaan bon. signé convention ni 0 franc dugagul ci kees yi yéen ñii lañ jël avocat yéen a ñuy défendre mais lu ñu encaissé rek am ngeen ci 2% xam nga 2% bëriwul waaye bu nekkee ay milliards yi daal di bëri bi ñu encaissé ba encaissé nañ 60 milliards ci seen wax ku nekk ci ñun waroon nga am 1 milliard 200 bi ñu dajeeg président mu ne wàññi leen ko bu leen fayee milliard da leen dal sama kaw ma ne ko kuy dal sa kaw convention la contrat la ñoo ko liggéey ñoo ko ñàq ku dal sa kaw ku ne dalaa yëpp moo tax Abdoulaye Wade taxaw naa ko waroo fay ne avocat ay escroc lañ alors que ñu ñoo liggéey ba ci tëj doomam nangu xaalis si doomam li nga dégg nag mën naa ko dégg naa tey rek ci journaux yi ni jël nañ fa milliards et 10 milliards ay milliards yu ñu fa fekkoon ci compte Karim jël nañ fu ne ci compte yu ne ay milliards nangu ay immeuble ba Mimi Touré nii affaire bi yegg na 254 milliards état bi ni 152 milliards la waaye boo ci boolee immeuble léegi yooyu mu yegg 200 milliards waaw loolu fay ñu sur 2% dana tax kenn dal ci kaw Macky Sall te ba ñu commencé amul dërëm duggugul dafa nekk xaalis état bu ñuy fay ñun xaalis yi ñu toppoon la. kon ñu liggéey dara dërëm mais lii ñàkk jom la Ahmed et puis lii soxor la sax mais état bu soxor ñetti état bu bon état bu ñàkk jom xam nga ñàkk jom weesuwul nga liggéeyloo ay avocat ba ñu pare nga jëlaat même avocat yi am ñu ci jëlaat pour ñu plaider ko contre Khalifa Sall te fayoo leen bor dina am rek Ahmed ñàkk jom rek tax nga yore bor dem di ko lebaat mais man dama toog
damay toog chaque jour bu dema problème. mais xanaa xaalis bi dafa duggul. day waaj a ñëw wala xaalis bi nekk na fi mais dañuy laye naan oui président dafa ragal ñu fay leen lu ñu ragal ñu sàcc ñu moo sàccul xaalis bi dañ ko gagné sunu wàllu 2% rek dafa tuuti. Ahmed man sama cabinet bu may plaider dossier dama naa la man boo ma fayul 30% man kenn rek wala 25% du ma jël sa dossier ëllëg muy accident de la circulation muy recouvrement parce que bu ma la recouvrer quand même bu ma demee xeex ba am par exemple 100 millions mais xanaa war naa ci mën a am 20 millions 20% man kenn boo boolee avocat yëpp 20% la ñu am ku nekk 2% alors que benn avocat rek yeneen dossier yëpp 20% la ñu am minimum ci biir ñu comme état dañ ne ay patriotes lañ su réew la ñu liggéeyal buñ jël lu bëri Mimi Touré keroog sa gars yi day vraiment Mimi dafa nay quoi mu ñu proposé ay 2% mu ñu proposé 2% bi. kan Mimi Touré. waaw boobu moo newoon justice. boobu moo ministre de la justice. Cheikh Bassirou Guèye nekk conseiller technique numéro 1. procureur bi tey. procureur bi tey fekke na ko ñu dem signé ko ba signé aw kay signé 2%. waa Ahmed bañ fàttali nañ procès Karim Wade yàgg na ñetti at ginnaaw procès bi jël na ñaari at dem nañ Abuja ay yoon ban sama xaalis bopp laa jëndee bii avion pour defar état bu ñàkk jom bii. booy dem ñu ne demal après dañ la fay lebal ñu nga jënd bii avion lebal ñu fay hôtel ba ngay dem Sheraton lebal ñu jël taxi ak li ngay lekk Abuja plaidé ba ñëw dërëm duñu la ko jox après dañ lay remboursé yow li jom la mu mel ni ñu dañ toog di naaw ne fay leen ñu ay milliards ñun ñoo liggéey milliards yi mi ngi toog di ñu xool rek ñàkk jom comme ñu yore mbalit mi juróom-ñaari weer ñuy dind mbalit mi kenn fayu leen bañ taxaw ne léegi Macron bu ñëwee mbalit la fi fekk ñu soog leen avance génn wàll 7 milliards yi 3 milliards 500 démb fan yi waaye état bi li koy bàyyi rek jàpp jomam gi li ngi doon juróom-ñaari weer ñuy dindi seen mbalit nga dina xool rek weer bu jot ñu fay seen personnel dañuy jënd seen essence def ci camions yi di yóbbu yow nga ne pat rek waaye état bi li la koy bàyyee santé noonu éducation nationale noonu lu signé ak ñoom doo ko def signé ak avocat yi doo ko def état bi am na problème ah. xanaa dañoo amul xaalis. am nañ xaalis. non amuñ xaalis. non ah. accords yi ñu signé woon depuis 2014. médecin éducation avocat yi mbalit bi ñooñu koy mettre nag xanaa bu ñu yoroon fay dañ ko deg yow dañoo yorul. dañoo yore benn feebar. feebar ñàkk jom feebar la di amee. na ci yàlla musal. feebar yi koo séqal war ko xam nga warkat dafa ci nit ñi dafa am ay warkat keroog benn waaye dama président comme lan état bi dañu leen ragal a fay Sénégal da seen kaw ma ne comment ñu liggéey 200 milliards sur 2% Sénégal lu muy def suñu kaw ñun ñoo ko liggéey sans ñun du am avocat bi ko liggéey mais avocat bokkul keneen avocat mën na am ay milliards et milliards ci benn dossier loolu avocat rek moo ko mën a am. ndax dossier boo demee nit yore nit 100 milliards wala benn avion bi jar ay centaine de milliards nga ñëw procès bi bu ñu la fayee sa pourcentage par exemple ay 20 milliards sur les 100 milliards wala nga saisir benn avion wala nga saisir benn bateau ndax borom bateau bi yore na kii 34 milliards wala 300 milliards da ci am pourcentage Ahmed avocat rek moo mën a am loolu macha allah. mais nit ñi dañu xam loolu ñi dañu ko yoreel mënoon a gën a bëri lii nañu fay sunu xaalis yéen ñi nag vraiment mu ngi bëgg a may ñaan sax xalif généraux yi ñu wax ci nag parce que lii. mu ngi bëgg a sëñ Mountakha dinañ ko seeti s'il le faut seeti aussi Serigne Mbaye Sy Mansour parce que lii ay Sénégalais la ñuy jaay doole te ñun xamuñ fi ngay waxee yi. d'accord mais maître ni métti na. maître saa bu ñu demee ba élection des at daal dañuy gis front social bi ni muy jaxe état bi la wala jàngalekat yi te bi yoon sax dafa raxaale na médecin chauffeur taxi yaa nga ne barki démb ci mbedd mi daanaka ñëpp a ngi gerew Ahmed ci ñaar ñi la dépendre ci état bi ak ci organisation syndicale yi état bu fekkee ne amul fulla amul fayda état boo xam ne lu mu wax du ko def ñeneen parti bi jëm si ko séqal signé ay convention signé ay protocole d'accord ak waa santé waa éducation nationale ñooñu aussi dañuy seet le moment opportun dañuy bàyyi ba élection jege si comme que moom foog na ne ñee nelaw nañ xëy na am na sëriñ bu aay boo xam ne liggéey na leen ba ñu nelaw pour moom xam nga état moom dafa bëri sëriñ dégg gàmmu gi am na ñaan leen président ñaan leen gouvernement bi nangam waaw affaire escroquerie politique yooyu sëriñ soosu bu lu ñu ñaan it bu fekkee liggéeyoo doo fi taxaw doo fi toog da ngay dem ndax yàlla moo gën a ay sëriñ si te yàlla lu jub la bëgg ak dëgg
kenn mënu nax yàlla sëriñ si mënuñ nax yàlla loo mën a doon mënoo nax yàlla bu dee yow da nga fay nekk pour nax askan bi sëriñ si di la ñaanal yàlla du nangu da ngay xalangu ba jóoru xam ne kenn rek moo mën ñaane kenn rek moo mën mu yàlla moom lu ñuy ñaan mu ñu tàllal loxo maam yàlla bu ñuy baawaat mu ndox amul koo koy tàllal ba sëriñ moo la ñaan ndox meew ma ne bu taw bi amul man xam nga man murid la c'est vrai sëriñ si gëm nañ leen ñoo war a yoon bi mais booy ñaan kay koy ñaan ku lu yàlla moom mi nga xam ne moo bind sëriñ bi bind la bu dee gëm nga yàlla bien sûr ah maam yàlla ñu ngi baawaat xam bu fekkee ndox amul defe naa ne yàlla dañu tàllal bañuwaar yi ah pour yow daal organisation syndicale yi dañuy xaar le moment opportun pour moment opportun bii nag xam nga fii ñu ngi ci à 1 an jour pour jour de l'élection présidentielle xam nañ ni président bu ci tollee du bëgg coow xam nga nguur bëggul coow ñu yëngal nguur bëggul manifestation ndax day déstabiliser régime ku jëm ci élection yi ñu déstabiliser la doggale rek mooy des gars yi dafa ñu de moo tax bu fekkee nguur gi amul xel wala ma yaakaar ne am na sëriñ bu ko liggéeyal syndicat yi ba ñu nalaw bu desee 1 an syndicat yi jóg mu xam nag ni dëgg rek a neex parce que bu defoon dëgg la mu leen digoon mu def ko kon coow du jib day dem élection normal mais année bii mais laa doon tàgg jër de année bi warut a tàng moom président moo ne année bii année sociale la kay année sociale kay kon organisation syndicale yow Ahmed bu ma sonal ak waxi Macky Sall ah ay annonce rek effet d'annonce la wax rek lii laa dara yow ñaata milliards nga dégg par conseil des ministres décentralisé dëkk bu mu dem bëri na ana xaalis ba dëkk yëpp nga jooy ana Kolda dañu nee na gisuñu dara ana Sédhiou ñoom ñu ne ñi nga ca ñu nga ca ba mandat bi jeex moom bu doon defar 5 ans jógee na fi prima baa nga ca PUDC jaa nga ca nit ñaa ngay liggéey tali ak teen yi ak forage ya ay taf yëngal rek nax rek wax rek léegi di kese Ahmed naxulu ay béy xam nga Wade daana wax xanaa monsieur forage ak madame Moulin jaaro ju fi muy Abdou Diouf ak Elisabeth booba diggaate yi bëri na am na quelques moulins fii quelques forages fii est-ce que forage Macky Sall boo ko indi Sénégal fii la ko fekk di waaye nit ñi dañuy yokk doo ko war a yokk forage yi du dëgg màggal Touba gi chaque fois ñu ne ndox mi dana baax ren chaque fois ndox mi manqué ci ci le gouvernement rek boo tax mënuñu gagné Touba dara Touba du ma sa ànd ak gouvernement bi ndax moom gisul dara ci gouvernement bi dem neexal Serigne Seck yooyu taxul Touba nag yow Touba xam nga Touba ku muy nuru boromam Cheikh Ahmadou Bamba keroog ñaari rakk ci bureau gouverneur Ndar kooku mooy bañkat bu mag bi pour Touba day bañ ville de refuge à l'image de Cheikh Ahmadou Bamba référendum beeg député yi dañoo bañ de bañ ba tëdd ñoom bii it législative bi waaw moom laa député yi passé référendum bi it bañ ñoom koy dóoral la ñuy def fi ne koy gars yi jox la yàqle nañ complètement léegi nag mission yaa ngi dem fu ne Macky dama ne ko yow liggéeyal même bu la falaatul Sénégalais kontaan ci yow même boo fa jógee xam nga ma nekkatuma député mais boo fa nekkee macha allah yow xam nga Ahmed ndax dama doon dem ba jeex pour peuple bi ah mais bu nekkatuma fa aw ma gàcce rusuma ndax la ma fa yóbbu woon defe naa ne de Sénégal yi xam nañ ni liggéey naa leen loolu tax ñu mere ma ba comploté ma ba jëlee ma fa mais man j'ai la conscience tranquille mission terminée 10 ans de député doy na sëkk doy na. mais maître yéen ñi nga xam ne yéen a fi taxawoon nag benn instant bu ma neexee wax noonu ba jëlee fi Abdoulaye Wade ni ngeen di waxee nii est-ce que rëccu dugg leen. non rëccu wuñu nag xam nga Wade dafa doon dem 3e mandat amu ci droit bu bëgg a jaay doon nit ñi. non waxuma côté 3e mandat bi quoi mais ci côté gestion parce que li ngeen di wax ci gestion Macky Sall bi. non ci yorin gi. Wade est le plus grand président de tous les temps au Sénégal. Ah bon? Oui. Du moroomu Macky. Du moroomu Abdou Diouf. Du moroomu Macky Sall Abdoulaye Wade du ci moroomu kenn. De Senghor à Macky Sall il demeure le plus grand président de tous les temps au Sénégal. bu nëpp vision kooku bu ñu ko amoon xale comme âge Macky Sall tey Macron bu ñu fekk Sénégal dépassé la France. kooku mooy président kooku. non c'est-à-dire boo xoolee paa bi bu la man ministre am laa woon ba wax la li mu bëgg Sénégal mais da ngay xool ay ambition mooy romb France mais yàgg naa wax ne France Italie Allemagne Ahmed ay jinne wàcc ñu defar leen. ay malaaka defaruñu leen ay nit ay maire ay président ay premier ministre ñoo taxaw ne France Italie Espagne il faut mu développer def ay plan liggéey seen dëkk ba ñu bëgg faa dem parce que doom yi di dee ci géej gi pour fekk leen benn jinne wàccul defar Espagne benn malaaka wàccul defar Italie.
mais ay nit ñoo liggéey Italie liggéey Allemagne liggéey France liggéey États-Unis liggéey Canada. moom daal dafa amoon ambition. Wade ñooñu la mel. tam nañ ko fi ndëmb lu ne wax nañ ko waaye ñoom ñëpp du seen morom. erreur bi rek mooy 3e mandat bi amu ci droit. amu ci ma ne kon président bul dem 3e mandat dina ñàkkal fayda boo demee dañ lay gagné mu ne ma kenn du ma gagné man boobu foog ne moom day gagné nga président dañ lay nax boobu ay xale yu ndaw ko wër rek di ko nax ni ko yow la ñëpp bëgg président bul dem defal sax 20 mandats loolu la ñu wax Macky Sall. d'accord léegi mais laaj bu mujj bi nag lii Walfadjri bind ci àllarba ji daal journal yëpp sax bindaat nañ ko ci lu jëm ci wàllu enquête bii nguur gi santoon Banque mondiale ci bien wu Karim Wade yi dégg nga ko loolu xaw na doy waar de. man de ba may gis jot na ay résultats. bon ñu ne ko lii alalu Bourgi la mu teg ci concam. non entre nous nag. wax jooju pour man yenul maanaa. yenul maanaa. pour man Banque mondiale du àtte bay setal kenn xam nga loolu waxi dof la. non du àtte. non dama dégg ci benn PLS. waaw mu ne dafa am benn rapport bu génn bu setal Karim Wade laa dégg de. non setal bi mooy alal liñ foogoon ne moom moo ko moomu ko. waaw dégg ko loolu kan moo am sañ-sañ wax ko ku dul yoon xam nga aussi man boo gisee juge bi keroog mel ba dama li ma plaidel ville de Dakar presque intéressé la mooy intérêt Khalifa mais dëgg lay wax ci loi bi li mu wax man loi li mu wax laa wax mais kan moo am droit ci àddina bi setal nit wala taxal ko ku dul yoon Banque mondiale du juge. non jugé wul de dañ doon def ay enquête mais ay IGE du enquête ay IGE yi du ñu àtte. waaw mais dañuy defi ay enquête. waaw mais ay OFNAC du ñu àtte mënuñ seetal kenn IGE. waaw non c'est ça que je dis. waaw moo tax IGE même bu ne yow am na yaakaar def ko dara. il faut ñu àtte la pour xool na dëgg la am déet. seen waxtu tax ñu dóor ci xale. dëgg la duñu àtte duñ blanchir kenn nañu blanchir nañ man li ma la dégg boo tey sama tey. non xam naa jeu de mots la entre guillemets. suñu waxee ne la banque mondiale blanchir banque mondiale ak FMI du ñoo mën a setal kenn. duñu ay enquêteur IGE sax enquêteur la ñoom dañuy lebal xaalis après di la fay ma jox la échéance banque mondiale ak FMI loolu mooy seen liggéey yow banque fu mu nekkee juge. kon leer na. banque mondiale banque la di. banque buy setal waxuñ ne dafa setal. loolu la ñu wax amet. non du juge buy kii buy àtte di tranché. dañ na rapport bu jógee banque mondiale bu setal Karim Wade man de loolu laa dégg tey ci journaux yi. waaw ñu ne Omar Sarr a ko wax. ma ne Omar xëy na dañu juriste du avocat moo tax mais setal kay rek yoon rek moo mën a setal nit. yoon rek moo mën a setal nit. lu dëgg ba dëgg rek contre ma Karim ànduma ak moom mais dëgg bu ñëwee dama koy wax banque mondiale FMI du ñoo setal kenn ndax du ñu ay juge suñu juge yi cour suprême ñoo mujj àtte dossier bi di Karim li ñu ko topp moom la cour suprême dëggal na li kër yi àtte woon def nañ pourvoi en cassation ñu rejeté ko dëggal àtte kër yi bi Henri Grégoire Diop jiite woon. léegi nag pour dindi loolu cour suprême moo ko mënul dindi te dindiwu ko kon nañ bàyyi di wax loo xam ni day yee fitna man li ma gëm daal mooy Karim Wade maa ñaanoon naa ñu bàyyi ko bàyyi nañ ko atte nañ ko bàyyi nañ ko ndax mook Ablaye mook Macky Sall ñoo bokk bàyyi ñaanaan mu dellu si nag. mais dafa war a dellu si man xam pourquoi du dellu si man bu dellu si woon mën naa ko garantir kenn mënu ko dara xëy na dafa am benn secret bu nekk ci biir li tax ñu bàyyi ko xëy na dafa am condition xëy na ak Qatar xaw ma nag nit nag xelam day nàcc man xaw ma lu tax xaw ma de lu tax jëmul ñëw mais en droit am na droit ñëw ku ñu gracier ku ne am nga droit ñibbi sa kër. d'accord waaye defe naa ni waruñu la jël avion yóbbu la bitim réew ñu ne doo ñëwaat loolu nekkul si droit sénégalais kon nag xëy na dil moo am wala leneen mais daal li tee na xel. tey na xel. mais daal man bu doon man may Karim damay ñibbi si Sénégal Sénégal laa am te loi bi may na ma ñibbi si te kenn du ma téyewaat. kenn du la téyewaat d'accord d'accord maître kon ñu ngi lay gërëm di la sant. ah mais man ma lay gërëm Ahmed. parce que gëj naa wax. ci télé yeeg rajo yi ci émission yi ci parce que dama jëloon recul ay weer. après élection yi pour xoolaat sama bopp sama taxawaay xoolaat sama parti PTP maa ngi nuyu sama militants yi ñu fagaruwaat préparé xam ne ëllëg ah yàlla mën na dikk. yaa ngi koy waajal daal te yàlla buy defar day mel ne ko yàq waaw nañ gëm yàlla gëm Sénégal lu ñëw dañu nangu ko. mais sa Sénégal jëm kanam. mais balaa ñoo tàggatoo nag sa client bi dégg naa jabaram dafay ñëw bëgg koo gis ñu bañ Assane Diouf. lu garaaw a garaaw Ahmed mais ñi gouvernement bi dafa dof d'abord ñu ne Assane Diouf kenn du ko seete ku dul njabootam ma ne d'accord parce que ñu ne journaliste waruñu faa dem ah ñooñu ñu di wër di bind ci net bi duñ fa dem ma ne bon garaawul ba léegi nanguñ ko en ñu ne le 6 mars amul partie civile ci dossier bi
ñu bëgg a dugal sëñ Bass Abdou Khadre mu ne man porte ma plainte kon kenn warul téye Assane Diouf dañ ko séquestré prison détention arbitraire la jabaram ñëw démb mooy envoyé Cheikh sama collaborateur mu yendoo ak moom ñu ne ko non doo ko gis il faut que wane ni yaay jabaram ànd sa certificat de mariage amee koy doxantoo certificat de mariage jógee réew ba réew te yëpp xam ne man mën na ko maay avocat am prêté serment je suis assermenté kii mooy jabaram jox la ko permis juge bi ne non ñu ne dafa jox ay ordre ci kaw mais même prison dañuy ordre ci kaw ni Assane dañ ko war a ber Assane benn moom kenn dëkk dëkku la kenn warul wax ak kenn dañ koy souffrir loo mais yow yaa ngi koy gis wala gisoo maa ngi koy gis ba ku ma ko tëlee gis ma reyanteeg yow man dañ ma yeb man dof laa xeex jotee damay xeex xam nañ ko moo tax dossier yu bëri duñ bëgg ma dugg ci mais Assane Diouf dinañ ko bàyyi nii wala naa américain yi dinañ ci taxaw jabaram ñëw na dina ko gis incha allah rabbi seen dof lu gi nañ ko bàyyi gouvernement bu dofee di gouvernement Macky Sall bi mosuma koo gis mais Ahmed mais Macky Sall ak gouvernement am sonal nañ ñu mais Sénégal du ngay wax ci ñii du ngeen fi jëlee indi fi ñeneen ñu liggéey Sénégal mais jaay doole bi ba ci Assane Diouf ba ci Khalifa ba ci Barthélemy ba ci Bamba Fall bi ne assassinat lañ ko jàppee kan la assassiné téye ko juróom-benn weer pour neexal Tanor Dieng waaye Macky xoolaatal li ngay def Macky ëllëg am na de moytul ñii lay def loolu la musiba naaru laay billaahi wallaahi taala ëllëg dégg nga ma wax le moom Abdoulaye Wade waxoon Versailles ne ma El Hadj Banque Sénégal de dëgg rek ngay wax mais daaw mën a déglu waaye dama ko wax Versailles. dëgg la jërëjëf kon maître kontaan nañu. merci Ahmed. mu nekkoon seen émission seen jotaay tey nag ñu ko doon seq ak l'avocat du peuple di maître El Hadj Diouf di leen jox kon dig daje ci beneen numéro incha allah.